Sénégal am na fierté ci bis bii tey lu tax mooy bis buñ ne dañoo dajaloo dara yëkkatiwul bis bi lu dul xeex mbon gi ci réew mi mbokk yi Sénégal biñ koy tabax mbon tabaxu ko kon bu demee bañ tàmbali ko fee tabax ñun ñëpp dañoo war a jël sunuy marto toj tabax bi maasale ko suul ko loolu waral gis ngeen ci image yi ñu def clip yu bon yi kii ngeen gis ñu def ko comme exemple danañ tudd turam ne nañ Ngaaka Blindé la tudd moom Ngaaka la bu ñu Blindé moom moo tuddee boppam noonu Ngaaka Blindé Ngaaka bu ñu Blindé la jigéen la jël futti ko solal ko col gu bon def ko ci kilibam waaye yamu ci lépp luy def promotion mbirum franc-maçonnerie xale bi mi ngi ci di ko def ci ay kilibam lan moo waral ñu jàppoon ko tëj ko ci kaso bi ba génne ko kenn xamul waaye génn na lépp luy ak mbon mu koy defal promotion ñaareel bi gis ngeen ko promotion ngóor jigéen ñu jël ngóor si sekk collectif bi dañuy sib sax di jaar ci turam ndax d'accord ngeen ci loolu yéen ñi fi teew Waly Seck ma tudd turam far arrête moog ñi ko yónni moom nag taxu ñoo jug waaye ñi ci ginnaawam ñetteel bi lépp lu jëm ci wàllu prostitution Sénégal nee nañ jox nañ leen carte waaye loolu bu ci soxna Ndey duggee dana ko gën a yaatal ci woy juree taxawaay biñ ci war a am ci yar seen njaboot beneen bi mi ngi nii ci affiche bi mooy détournement wala détournement deniers publics lu ñëpp bokk ku ne am ca cër kenn donneewu ko ci sa baay wala ci sa maam aw nit mën a taxaw jël loolu def ko ci seen poos ñoo ñañ ko bokkal bàyyi ñeneen ñi des loolu ci li ñuy dénoncé ci bis bi la bokk beneen bi mooy jëmmi ngóor jigéen ak anam gu manti amee moo nekk nële ci juróomeelu image bi moom it ci li ñuy xeex ci bis bi la bokk juróom ñaareel bi mooy série yu bon yi moom it mi ngi nii ci image bi ñu def ci ay jéego dox ci wax ci bind ci plainte ci procureur bind lettre président de la république bind lettre ministre intérieur ak mbooleem fu nu war a jaar ci wàllu gu mel noonu ñu jaar fa waaye ñoom ñëpp ñu tëddi nelaw site bi nekk na fi di dox ba mu neex borom mu xëy ne arrêté na liggéeyam ndax dafa bëggoon a yar nee naay xale yu jigéen ñi pour ñu bàyyi li ñuy def loolu mbokk yi danañ ci dugg pourquoi Sénégal mbon gi ñi jiite télé ne mënuñu ci dara ba da ngay porter plainte ñu dem lu bon lu yées nga dem ci table procureur teg fa plainte mu xëy na la sans suite duñ ko topp bu yàggu la ci mujj collectif bi def plainte ci benn théâtre boo xam ne ay jigéen a ci nekk di fóonante muy mbirum lesbienne ñun ñii ñu ànd dem ba ci table procureur ñu teg fa plainte ñu noppi ñu ne ñu sans suite ay jigéen ñuy fóonante duñ ci wax allahu akbar ànd sàmm jikko yi ci seen liggéey boobu bi ñu doxalee jóge nañ ci loolu am na yeneen yu fi jaar waaye yu ci bëri yàlla def na ci sutura am na ku fi jëloon ay jamono ay tableau d'art futti ci ay jigéen ba ñu set diw leen ban exposé ko di jigéenu sénégalaise ànd sàmm jikko yi ñoo taxaw jëmmarloog moom ba loola dakk ba mu ko defee bu yoon bu njëkk amaatul amoon na fi keneen ku def ne lii Ngaaka Blindé def ci clip moom it ay jigéen la jëloon futti leen waaye ñun dañoo jug wax ak moom ci suuf moom moo bindal boppam sàkku ne benn télé bu mu tegati kilibam booba léegi ñu ngi topp di ko xaar bu delluwaatee rek ñu dellu wa in ta'udu na'ud ba ñu jógee ko ci loolu yéen ñëpp déggoon ngeen fi coowal franc-maçonnerie yi ñu toog rek ñu ne franc-maçon àdduna bi Sénégal lañ bëgg a def mu nekk seen capitale Dakar muy Refama kuréel si ñoo dajaloowaat tëggaat mbooloo mi def ko collectif non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité
ñoo taxaw ne leen wuub ñu daw ndax ay buqat lañu. dama ne gaañi ay buqat lañu, ay sàcc lañ, guddi lañuy dox. bu leen kenn ragal, bu leen kenn tiit. Chirzima Khalila mën nañ ko tuddee noonu, ñoo taxaw ne leen du Sénégal gii. waaye nag mbooloo mi la ñuy gis, waaye cey ñi nekk ci ginnaaw mbooloo mi, cey ñi nekk ci ginnaaw mbooloo mi ñoo ëpp fuuf ñii ci kanam. tey mboolem luy këru tariixa, mboolem luy association, ñëpp kenn desul teew nañ fi, te ñii ñëpp ñenn lañ, échantillon lañu ci ñi nekk ci ginnaaw collectif non à la franc-maçonnerie wala ànd sàmm jikko yi. ñooñu ñoo dajaloo ne leen du fii, ñu génn réew mi abal ñu dem seen toog ci seen bureau yi di ñu saaga. mais nag ñun ay saaga duñu taq. ay mbooloo mu ndaw mu tekkiwul dara ñoo ne Sénégal ne dañuy empêcher ñun franc-maçon yi pour ñu def fa sunu daje. mais ñu ne leen ca àll kutiya mais du Sénégal. mbokk yi loolu mooy wéy ci tënk, ndax 11h lañ war a jox professeur Cheikh Omar. collectif bi di dox ay jéego, noppaluwunu. gis nga ñii ngay gis dañuy bàyyi seeni lal, bàyyi seeni yitte, làmb seeni poos, amuñu paas, amuñu dépense, seen nelaw du doy, ñuy wër di dugg réew mi ngir lan? li nga xam ne mooy njiglaayul Sénégal muy mbaax, te aw nit taxaw ne na fi jug, ñu taxaw ne leen du fi jug. kon collectif bi ñi ngi leen di dalal, di leen sant, di leen gërëm ci seen yitte yi ngeen bàyyi ñëw ci journée bii nga xam ne ñi ngi ko tuddee journée xeex mbon gi. su ko defee waxtu wi jot na ñu jox professeur Cheikh Omar mu dugg ci waxtaanam. ñaari xisbu rek ñoo fi nekk, xisbullahi ñoo fi nekk ak xisbu seytaan. ñaar ñii nag depuis jamono yonent yàlla aadama alayhi salaam, depuis ba aadama nekkee biir janna, ñaari groupe yi ñu ngi laalante, ñu ngi jaamarloo, kenn ku nekk di bëgg am ndam ci kaw keneen ki. su may xool aujourd'hui le système mondial, damay bëgg aborder li ñuy wax le nouvel ordre mondial, et que mu ngi imposé wu à nous, ñu xam ko ak ñu ñàkk ko xam, lu ñu war a bàyyi xel la. dafa am ñeent ñu booloo gis ni ñoom seen booloo war nañu mën a not àdduna bi. ñi si njëkk mooy franc-maçon yi. Seydi Makhtar wax na ko léegi, franc-maçon yi dañoo am idée de domination ak de reconstruction du monde. ñoom bañ na ko sax dañoo tuddee seen bopp ay maçon, neen dañuy tabax. dañoo jàpp ne kon war nañu tabaxaat tabaxin bi nga xam ne dañ ciy dindi lépp luy gis-gisu yàlla, ndax gis nañ ñoom yàlla warul tabax. seen gëstukat yu mag yi dañoo jàng ñoom ne yàlla ba mu sàkkee aadama alayhi salaam ba li fa xew-xew alxuraan nettali nañu ko ci nu mu dàqee iblis, ne ko génnal fii, iblis ñaan ko ngànt, ñaan ko dele. ñoom dañoo gis ni yàlla àdduna bi iblis la ko yàlla jox, daf ko dàqoon àjjana ndax aadama moomam àjjana, waaye iblis moomam àdduna. et que ñoom seen jàngat àdduna bii kon benn kilifa rek la war a am, mooy Lucifer bi nga xam moom la ñu dàqoon àjjana ne ko foofu du sa place. ci loolu nag la ñu sukkandiku ñoom gis ni kon Lucifer bëgg-bëggam te mooy ki yenu leer yi, moom la ñu war a doxal ci kaw suuf, quitte à combattre toute forme de religion. lii kon lu ñu war a bàyyi xel la ci suñu ay données. yeneen kuréel yu bokk loolu dégg ngeen jamono bii féministes yi, dégg ngeen libertariens yi, mooy ñuy wax les libres penseurs. lu tax ma leen di tudd, dafa am entreprise bu am ci àdduna bi ci soppi l'islam. dama koy wax démb rek ak Sidi Ababacar, am na mbooloo bu nekk France te mbooloo boobu muy commencé yaatu ci àdduna bi. ñu ngi tuddee seen bopp la Ligue des musulmans démocratiques. lu tax ligue bi am solo, ndax ils sont dans 43 pays musulmans ci àdduna bi. lu tax mu am solo, ñoom dañoo gis ni alquran méngootul ak jamono. nee ni alquran dafa am ay aaya yu worontoo ak la parité, ndax am na ay aaya yi nga xam ne dafay surtout en matière de droit successoral
dafay naan góor dafa war a am ñaar jigéen dafa war a am benn neen loolu méngoowul ak parité dañ ko war a soppi. ñaareelu xeetu aay dañoo gis ne am na ay aay yi nga xam ne aay yooyu dafay woo ci mbañ lu ñuy wax les sémites am dafay woo jullit yi ñu jaamarloo ak yahut yi dafa am discours bu xaw a dëgër bu muy am ci noonu yàlla yi ñu gis ni aay yooyu entrave la à la paix mondiale dañoo gis ni aay yooyu ko dañu ko war a dindi. donc ñoom seen recensement gis nañ lu ëpp 250 versets du Coran yoo xam ne dañu ko war a effacer ak yeneen 100 et quelques versets du Coran yoo xam ne dañu ko war a réécrire ndax méngootul ak le 21e siècle. ñii dañoo am kuréel yu fort bëri ay imam yu ci bokk dans le monde entier nag maanaam ligue la ligue boobu elle a une vocation mondiale. yamul si ñoom mu am beneen kuréel bi nga xam ne kuréel boobu ay yahut ñoo ko taxawal soo demee fële ci France ku ñuy wax BHL muy Bernard Henri Lévy yahut la dafa taxawal kuréel bi nga xam ne ne na il faut ñu rendre humain le Coran. ñoom 2020 lañu fas yéene génnee seen premier Coran yi ñu pare ñoom 2020 dañ commencé wasaare seen ay alxuraan nañ ko commencé joxe sous fichier numérique ba d'ici quelques années képp ku ubbi alxuraan dina gis message bi nga xam ne lépp luy violence lépp luy mettit lépp luy xeex doo ko ci gis. donc lii ce sont des menaces yi nga xam ne ñu ngi peser ci kaw jullit yi et menaces yi dafa sérieux à telle enseigne que jullit yi war nañ ci am jàngat ba pare jëm ci andi ay solution bu ñu delloo xool fa am benn jàngkat bu ñuy wax Samuel Huntington xam naa professeur Ndiaye moom dina ko xam bu baax donc dafa bind téere tuddee ko The Clash of Civilization tuddee téere bi le choc des civilisations ginnaaw ba ñu génnee deuxième guerre mondiale mu gis ci civilisation yi laa budda foog ñu jaamarloo foog ñu laalante te foog ñu dóorante mu identifié woon nag 8 civilisations ci àdduna bi civilisation chinoise dafa jàpp ne civilisation bu autonome la civilisation japonaise civilisation indienne waaye fa tuddaale civilisation musulmane mu ne civilisation yi yépp dañoo am vocation dominer le monde et que kenn kese moo ci mën a am ndam donc suñu xoolee kon lecture boobu nga xam ne suñu lecture de combat bu ñu inscrire le monde ci lecture de combat boobu islam nekk au centre de ce combat là ndax tam bu ñu fàtte ni ordre mondial bi am instant yi àdduna bi nu mu tëddoo lii doxal àdduna mbirum po la damay joxe misaal rek ne xoolal jamono bi àdduna bi ñu ñuy woowee milliardaire 80% milliardaires yi seen milliards ñu ko jëlee soit ci woy soit ci sport maanaam ay footballeur lañu ay basketteur ay chanteur ñii ñooy milliardaire u jamono ji ñii ñooy staru àdduna c'est-à-dire que fo moo nekk aujourd'hui au devant du monde léegi nag système bu moon wax léegi muy le nouvel ordre mondial dafa am ñeenti ponk yi nga xam ne sañ ko laxas bi si jiitu te moo ci ëpp solo jamono bi mooy l'industrie pharmaceutique mooy ñiy jaay garab yi maanaam feebar yu gën a bëri sax ñoom ñoo ko créé maanaam feebar yu bëri mu ngi am jamono bi feebar yooyu du ay feebar en réalité dañ ko créé biir laboratoire di ko sotti population yi ci ndox yi ak ci lekk yi ba pare wëlbatiku ñëw di ko faj lii mooy la réalité aujourd'hui de surmédicamentation sax bi nga xam ne hôpital yi dañ koy def te xamuñu lu tax ñu koy def aujourd'hui dans tous les hôpitaux dafa am benn protocole bi nga xam ne médecin bi ku ñëw ak feebar lii la lay jox ci garab maanaam dañ lay surmédicamenté li lay jox ci garab moom xam na ni yow sax soxlawoo garab yooyu soxlawoo loolu yëpp ci garab waaye ñiy defar garab yi dañuy fay médecin yi lii c'est une réalité te bëgguñu malade bi dee dañ ko bëgg saxal mu dund pour continuer jël garab donc à côté de l'industrie pharmaceutique l'industrie d'armement industrie bu am doole la ci àdduna bi mooy ñiy defar gànnaay yi gis ngeen ni jamono bi l'économie de guerre moo ëpp solo ci àdduna bi maanaam da ngay songu dëkk ne da ngay xeex terrorisme boo xeexee terrorisme bi da ngay andi sa ay armes utiliser ko fa facturer ko dëkk bi nga ñëw libérer soo libéré dëkk ba pare facturer ko li nga fa def ci ay armes ak li nga fa fay sa ay soldats loolu daf la koy fay moom en ressource bi mu am ci dëkkam ba pare sa ay entreprise am priorité pour ñëw tabaxaat dëkk boobu donc dans l'économie de guerre aujourd'hui
dëkk bu ci engagé wu dafay gagné 4 fois day jaayee armam day utiliser ay militaire am dafay fayeeku en ressources naturelles stratégiques te dafay yor tout le marché de la reconstruction c'est-à-dire que ñu war a tabaxaat dëkk bi moom moo yor marché boobu. donc lii Occident mu ngi koy doxal jëmale ko ci dëkk yi nga xam ne mooy dëkk yu ndóol yi te dëkk yu ndóol yi ci ëpp ay dëkk jullit lañu te ñun dëkk yu ñuul yi ci dëkk yu ndóol yi la ñu bokk moo tax lu mat a bàyyi xel la haute finance benn ponk la ci nouvel ordre mondial boobu mooy ñetteelu tànkam te moo cëpp solo muy mbiru lebalante bi ak lebale xaalis bi riba système bi yëpp système mu riba la te jamono bii li ma jaaxal ay jullit ñoo ko cautionné système mu riba bi nga xam ne moo am damay wax barki démb ak sama benn xarit rek ma ne ko mu ne ma yor compte bancaire bàyyi fa xaalis denc ko fa ñu lay rémunéré yow si ñuy riba nga bokk ndax boo fa bàyyi woon sa xaalis duñ ko mën a jël pour lebal ko keneen donc te pourtant ay jullit ñooy jéem a layal lii ba pare bañ ci andi atte yu war maanaam par rapport ak l'islam donc ñu gis ni kon ñii may tudd yëpp muy acteur nouvel ordre mondial yi acteur yi nga xam ne seen objectif lu leer la maanaam dëgg ak caaxaan mënuñu nekkandoo sans kenn duma keneen ki ala kulli xaal foog caaxaan duma dëgg rek wala dëgg not caaxaan ni taxawal dëgg te yàlla tax lii moo waral may wax sànq ne sooy xool l'islam ni ñu koy agressé ci àdduna bi te xetu mbon yi yëpp ñi ko planifié benn ñenn kese la mooy franc-maçon yi ñoo planifié l'homosexualité dans le cadre de la libre orientation sexuelle dans le cadre de la disposition de son corps yëpp ñoom seen ay politique la ñu ngi jamono bi ñu ngi promouvoir homosexualité lu tax ñu koy promouvoir doomu aadama yi ñoo commencé bëri te ñoom dafa am seen gëstukat bu ñuy wax Malthus économiste la gëstukat la gisoon ni doomu aadama yi suñu ëppee yenn ëpp yi maanaam lekk yi ci kaw suuf du doyati pour yor doomu aadama yi il faut kon ñu am plan de réduction de la population mondiale lii franc-maçon yi ñoo ko wax ci jamono bii naka la ñuy limiter la population mondiale il faut ñu encourager homosexualité ndax bu góor ak góor di sëy wala jigéen di sëy jur du mën a am il faut ñu yombal césarienne di xotti biiru jigéen yi pour ñu mën a bañ a am doom yu bëri il faut ñu wàññi le système immunitaire doomu aadama yi ba duñu mën a jaamarloog feebar yi comme ça seen espérance de vie dina mën a wàññeeku il faut créer des guerres et des maladies pour mën a gàllankoor l'évolution naturelle des humains sur la terre lii plan mondial la bi nga xam ne ñu ngi koy jéem a ut ay antenne dëkk bu nekk pour mën koo doxal donc franc-maçon yooyu nag nga xam ne ñoo am plan boobu l'islam mooy seen premier défi ndax fàggaagal nañu christianisme te judaïsme dérangé wu leen ndax ci plan bi la bokk donc islam mooy diine buy déranger jamono bi ñi xam ko ak ñu ñàkk ko xam bu yeboo nag jullit yi jël si conscience xam ni on va nous attaquer de l'intérieur comme de l'extérieur maay naan de l'intérieur soo demee France am na ay conseils islamiques yoo xam ne loge franc-maçon yi ñoo ko moom ay loge franc-maçon ñoo ko moom boo demee ba ci mosquée de Paris biir mosquée de Paris si bopp ñu ko tabax du jullit yaa ko tabax benn juif ak benn franc-maçon ñoo ko xeex au niveau du Sénat ak au niveau de la commune de Paris pour am terrain bi en subvention naturelle ak pour am un budget de l'État français de 500 000 francs français pour tabax ko donc benn yahut moo ko xeex ku dugg biir mosquée de Paris ku fa mës a dem su fa duggee dina xam ni mosquée bi y a des symboles maçonniques yu nekk dans la mosquée donc lii agression interne la au niveau de l'islam du yem foofu am nañu léegi ay juma biir France yoo xam ne ki koy jiite homosexuel la imam bu siiw la mu ngi tudd imam Mohammed Ludovic Zaïd bind na téere ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu nekkoon ci jamono bii dina marier ay góor jigéen yemu ci jël na ay saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam yu bëri mu lim leen ci biir téereem ne ñooñu ay góor jigéen la ñu woon te yonent bi xamoon na ko tuddee ko le Coran et la chair maanaam alquran ak ndawal nga gis ni imam boobu dafa jiite benn mosquée bu mag bi nga xam ne tuddee na ko mosquée inclusive bi nga xam ne pour c'est les LGBT c'est pour les lesbiennes les bisexuels les gays ak les transgenres c'est pas le premier ku ñuy wax Kahina Bahloul jigéen la benn métisse tunisienne la ubbi na une mosquée inclusive en France bi nga xam ne góor ak jigéen dañu war a taxawandoo ci benn même sàppe
et que jigéen soxlawul muy muuru pour julli ndax muuru bokkul ci l'islam. Donc xeetu agression yi nga xam ne ci biir l'islam la dañoo ut ay agent yu leen koy doxalal di jéem a sappe diine l'islam di ko jéem a tuutil. sëñ Maxtaar bu may wax ci temps bi may la ma daalal ci lenn rek di nga fan yi ñu weesu ñu ngi doon wax waxu homosexualité au Sénégal. Drapeau bi dama ragal Sénégal ñu ko xamul woon sax léegi mujjee ñu ko xam drapeau bi muy drapeau bu homosexuels yi tànnal seen bopp muy le drapeau de la communauté LGBTIA. drapeau bi 6 couleurs la gis ngeen ni rouge a nekk ci kawam orange topp si jaune vert bleu ak mauve. li tax fan yi ñu jugoon ci drapeau bi artiste boobu ñuy wax Wally Seck dafa sol drapeau bi di def concert Sénégal daf ko sol fësal ko ci bés bi nga xam ne jamono yooyu en Europe ñu ngi doon wax waxu homosexuels yi ak seen ay défilé yu ñuy wax gay pride. drapeau bi la sol gis nañu ñëpp ñu ko ndokkeel ci àdduna bi ci ay homosexuels yu nekk France ak yu nekk fii sax Sénégal gis ngeen lii homosexuels yuy doxantu seen gay pride ñoom ñooy yor drapeau bi di ko màggal ndax nee mooy seen signe képp ku ànd ak ñoom moom nga war a yor da nga ko war a fësal ci ay brassard ci ay mbaxane ci ay t-shirt ci ay jean ñëpp ko war a wane fësal ko parce que dañoo war a imposer doomu aadama yi seen existence parce que ñoom dañoo bëgg sëyi seen biir dañoo bëgg dëkk àdduna bi yëpp ñu am fa seen ay àq ak seen ay yelleef maanaam dans 72 pays dans le monde l'homosexualité est toujours punie. alhamdulilah Sénégal ci la bokk te Sénégal du ci génn illaa yawmul qiyaama. lii ndokkel la bu communauté LGBT yi di ndokkelee Wally Seck ci travers ci Twitter di ko jaajëfal di ko béggee ci fit bu mu am malgré que ñu ngi koy saaga di ko xas ci fësal seen ay couleurs imposé ko Sénégal yi ànd ak ñoom défilandoo ak ñoom seen ay bëgg-bëgg. lu tax ma tudd drapeau bi dafa am alxuraan bu ñu jël defar ko ci drapeau bi tuddee alxuraan bi le noble Coran arc-en-ciel drapeau exact bu góor jigéen lañ ci def ci biir alxuraan bi dama nekk di foo sama mbokk aadama moo ma ko jox pour ma gëstu ko imaam Diop won ko mbooloo bi may foo di xool ne xam ma jël yenn aayaat yi nga xam ne dafay wax ci asxaabu Luut ci suratu Araf aaya 80 ba 84 suratu Huud surat yu yëpp ma koy jël benn par benn di xool aaya yooyu nas bi ci lugatul arabiyya laaluñu ko waaye traduction française bi soppi nañ ko maanaam le sens dafa dellu ci jàngale boobu Ludovic waxoon ne góor jigéen araamul ci islam et il défend que Sodome ak Gomorre bu alxuraan tudd te Bible tudd ko yàlla alagu leen ndax dañoo nekk ay góor jigéen waaye fen alag parce que ñu doon violer ay gan. lii mooy position wu imam Ludovic Zaïk ak yeneen aïma yi nga xam ne dañoo bokk ci kuréelam. lii lu grave la lu grave la ñuy attaquer l'islam dans ses symboles ndax bu ñu fàtte ni islam mun naa wax ni ñett kese mooy l'islam ñett yi mooy pilier l'islam bi si njëkk mooy alquran bu ñu ko commencé attaquer di am projet effacer yenn aaya projet changer yenn aaya projet réécrire le Coran projet infiltrer le sens du Coran mooy ko kon commencé yàq alquran te projet boobu yemuñ ci ñu ngi attaqué wala daara yi pour bañ nit yi mokkal alxuraan projet bu àndandoo la ñu jóge si alxuraan attaqué yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bëgg ko dugal dans le programme de banalisation bëgg nañ théâtre caricature film yëpp dañ commencé di jouer ay film fii ba 2100 parce que ñoom si 100 ans la ñuy xeex noonu la ñu defoon église bi fii ba 100 ans dañu liggéey si bëgg xotti xorma yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam di ko caricaturer di ko fontoo ak di ko tuutil ba jul ci duñ ko nawati waaye ñetteel ba mooy jullit yi il faut ñu amuser leen foowe leen ba duñu talati seen diine duñu talati seen islam. sax dafa mel ni maa ngi si waxtu bi maa ngi tuub di jégalu ci xaw a guddal bi yàlla ñu yàlla defal tawfiix defal ñu taysiir jaahi mawlana rasulullah sallallahu alayhi wasallam.